dàbb seen bànneex Dakar Buzz di def kenn kàttanam ngir gën leen yombalal seen accès ci suñuy programme lu bees tàkk léegi mën ngeen am seen application Dakar Buzz sur Play Store waaw keñ jëlal sa téléphone dugg Play Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi coono jeex na nga dal di am sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone di am rekk bépp information boo soxla ci lu ñeel politique société people faits divers ak ay entretien yu mucc ayib yow mu des dawal gaaw télécharger ji sa application Dakar Buzz sur Play Store. waaw li nga xam ne jot naa ko wax ci kalaama nasaraan ma tënk ko ci wolof. di jiital nag war leen nuyu bi ma sante yàlla julli ci yonent rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di leen jaajëfal ci seen teewaay boo xam ne am na luñ ci jàpp di ko rafetlu ndax ca waxtu ngeen ñëw taxaw waajal lii nga xam ne door nañ ko daaw ci bii waxtu am na luñ doon pare am na luñ doon waajal muy élection présidentielle bi naroon a am ci dooru 2019 mu amoon itam loo xam ne dooroon nañ ko ci weer yu mujj yi ci 2018 di ci waxtaan ak suñuy mbokk sénégalais di ci waxtaan ak électeurs yi nga xam ne ñoo naroon a jël seen carte sànnil ko président bi ñu taamu ñu ci doon oote nag waa Sénégal jot na ngeen fay daal dëgg ci kaddu bu jógee ci politicien walla homme politique ndax politique dafa war a ànd ak dëgg wax dëgg jiital dëgg dox dëgg di oote itam Sénégalais yi ne leen bu ngeen di taamu bés biy ñëw ngeen war a sànnil carte ki ngeen taamu bu leen fàtte démb ki ngeen di sànnil bu leen fàtte ndax jiital na wax jëf am jiital na waxeet ngeen gis ko ci moom àdduna gis ko ci moom génn nañ ca nee nañu Macky Sall a gagné élection balaa booba am na itam leneen loo xam ne jàppoon nañ ne dëgg new ca di ko wax di ko wone ndax ku ne ci yéen déggoon na ne Sénégal doon na dëkk bu émergent dégg ne croissance xam naa loolu sax boo ko déggee doo xam ni mu tekki waaye croissance baa nga ca 7% croissance bu 7% daal mooy koom boo xam ne bi bokk na ci ñi gën a am maanaa ci biir àdduna bi yépp loolu yi de gisuñu Sénégal yi bu ko dund muy ci dëkku taax yi muy ci dëkku kaw ga waaye loolu itam doyu leen ca booba ñu waxoon ne lépp dina gën a rafeti ji émergence bi lii mosal la rek lii ñëw a dàq mbir mi teguñu ko ci yoon de ñu teg ci kay dina neex ndax pétrole a ngi dikk gaz a ngi ñëw ñu ne leen pétrole ak gaz bi dëgg la bu fekkee ne am nañu yaakaar suba Sénégal nara naat ca lay jógee waaye ñu ngi jëf yëfu politicien de ñu ngi koy akimoo ni ñuy akimoo li ci des 2016 la ñu jóg bind président de la République ne ko am na mbir loo xam ne gis nañ ko de décret boo xam ne dafa sukkandiku ci faux rapport bañ a wax dëgg rek ñu nga ca
régime bi moom foo ak lu dul dëgg rek nga ciy dig leen décret bii day am na pétrole ak gaz bi ëpp solo ci Sénégal jox nañ ko partenaire u Aliou Sall Sarak ñu tuddee ko Frank Timis waaye ñu ngi ko joxee ci teggi yoon war yoon kon jógal génne enquête ñu mën a xam li ci ne ñetti at silence total kenn tegu ci dara kenn wax ji dara waxoon nañu ne itam élection yi du doon élection yu tegu ci yoon ñu daal di gaawal parrainage indi parrainage ndax li ñu gënoon ragal mooy deuxième tour indi parrainage boo xam ne teel nañu wax ne lii kenn mënu ko parrainage signature électeur la man mii di wax ak yéen sama liggéey banquier la woon banquier liggéeyam ñu ngi door ci signature kon xam naa luy signature waaye war a jóg contrôler lu ëpp million signature nga mu mun la war na ne parrain bii moom bii signature loolu mënut a ne te amul parrainage bi dañ ko génnee soppi constitution bi ndax bëgg a dàq ay candidat ndax bëgg a bañ second tour loolu moo am ñu ngi doon oote itam ci dëkk bi am na lu mu soxla booy uti sax président de la république bëgg doon candidat dëgg war na indi nga nangu loolu doole président de la république ci suñu régime dafa ëpp lu ko neex def tudd naa sànq faux décret lu ko neex def signé naa ko ma ne ko déet jógal génneel enquête defuma ko ak yeneen démocratie boo dégg exécutif toog exécutif moom assemblée nationale maanaam ñi toppatoo loi ak di soppi constitution ni mu leen neexee justice taxaw ñoom ci seen bopp ñu naan dimbale leen ñu ci exécutif ndax ñu mën a doxal yoon te bañ a topp seeni ndigal ñoo koy wax ñoom UMS ñoo koy wax loolu fu mu am rek démocratie amatu fa te looloo fi am kon amoon na solo ñu jóg di xamal Sénégalais yi ak électeurs yi Sénégal soxla na ñu soppi constitution boo xam ne day wàññi doole président de la République yokk doole assemblée nationale waaye génne itam raw gàddu moom musiba la ndax gis nañ ko ca 2017 Benno Bokk Yaakaar amul majorité ci yoon amul 50% warul taxaw ci genn wàll assemblée nationale waaye ma nga ca 75% lu ko neex mu dogal mu doon tiis ci Sénégalais yépp amoon na itam loo xam ne waxoon nañ ko fi nii ñuy doxalee économie nii ñuy doxalee koom teguwul ci yoon mënul indi naataange bi Sénégal soxla lu tax Sénégal dafa soxla ñu fay daal mbéy te loolu amut yëfu politicien dugg na ci yëfu fenu politicien dugg na ci ndax mbéy bu amul engrais bu amul jiw bu baax doo dem te nag boo laalee engrais boo laalee jiw ba def nañ ko mu yëfu politicien toll nañu foo xam ne jiw semence certifiée amatul wala boog daanaka tuuti ñu génnee li ñu tuddee semence sélectionnée maanaam nga jël sa gerte boo béyee ba noppi am wàll boo xam ne da nga koy jaay état mu am lu ma la ci tegal lu duuf lool ci sa poos bés ñëw ñu war a béykat bi soxla jiw ñu ne jaay ko te loolu kat dañu ne dafa di semence bu baax waaye du semence bu baax de sélectionné du dara ñu jël ko joxaat la subvention ndax béykat bi mën ko jënd ci ay njëg yu néew waaye mu daal di yàq toolam loolu moo indi gerte amul waaye sañ nañu wax ne bi ñu gisee loolu
am na leneen luñ fi bëggoon a dekkil muy semence certifiée ndax amoon na fi mën na fi am semence su Sénégal moom ngay fekki Brésil moom ngay fekki ay yeneen i dëkk ay Nigéria ndax liggéey bu rafet bi Sénégalais yi liggéey ci loolu nga bàyyi loolu indi yëfu tappale politicien gerte daanaka amatul usine yaa ngi bëgg a tëj tubaab yi ilif ay usine nee na ñu ngi tëj 1,4 million tonnes ngay dégg Sonacos naan waaw daaw 80,000 tonnes lañu ca jël am nañu yaakaar ne ren dinañ am lu ëpp loolu ana 1,4 million tonnes naxaate ci semence naxaate ci engrais mu des nag naxaate ci àll bi naat na fay daal mbéy grand projet yi ñuy dégg dañ ko war a bàyyi jiital lii doon grand travaux ma wax leen ci dara rek yemale ko fii xool leen TER autorail ba ñu neewoon ne avril xaw ma mars dina rouler fan diggante fii ak Diamniadio mu jeex liñ ci duggal ci xaalis mënoon na indi raayu Sénégal yépp tegu ci yoon di daw ana naat ana dëkk boo xam ne xamal nañ ko développement mu amoon chemin de fer amatul dara nga jiital loolu te nag chemin de fer buñ ko taamu woon ci grands travaux ak ñoo naroon a bari Sénégalais yi ci liggéey ñu leen di fay ak ñoo mécaniciens yi ingénieurs yi ak ñeneen waaye boo jëlee TER da ngay jox yépp teg ci loxo tubaab leb ba bëgg a dee nag leb ba bëgg a dee jël lépp teg ko ci loxo entreprise internationale sa entreprise sa askan moom toog di xoolee TER boo xam ne demagul li ma ci gis de mooy peinture nañ ko day beige marron loo xam ne ci yoon Sénégal ko moom fay daal artisanat loolu moo nu mën a teg ci koom de ci yoonu koom industrie émergence kenn mësul gis foo xam ne fël na ci kaw jël naa bi industrie jëlee ko fële indi benn daal di taxaw téeméeru nit dugg ci di ci liggéey loolu amul de sa artisanat bi nga miin bi nga xam nekk ci ay junney at moom ngay jël dimbale leen organiser leen former leen jëlee leen ci uude yóbbu leen ci industrie de chaussure jëlee leen ci tëgg ci mbaar yóbbu leen ci PME de bijouterie ak orfèvrerie jëlee leen ci atelier menuiserie yóbbu leen ci industrie de mobilier et cetera et cetera loolu la ñu gëm loolu la ñu doon wax ne moo mën a indil koom Sénégal 2019 nag daal di ñëw liñ ci waxoon yépp gis nañ ko élection yi teguwul ci yoon ku nekk teg ni ci bët ñu daal di ci génn gaawantu génne dialogue politique mel ni dañu ragal loo xam ne mënoon na indi coow bu rëy indi dialogue politique waaye jiital nañu soppi constitution bi ba pare maanaam li ci gën a am maanaa nañu ko on peut faire arrêter le bruit lii gën a am solo ci man di gën a am solo ci Sénégal mooy constitution loolu moom nañ ko génnee ci dialogue politique bu gaaw bàyyi leen nag maccaat waaye tëgg gu ñu sabar rek mbirum pétrole bi ne tëf dellu si mu amoon itam loo xam ne waxoon nañ ko te dikk na mooy ajustement structurel boo nekkee ci réew dëkk ci di yàq tegoo dara ci yoon boo xam ne mën na indi koom mën na dooleel alelu état bés dina ñëw
fépp rek ngay seere loolu la ñuy wax ajustement structurel fu ne nga war a seere ñu ngi ci de te nag seere bi seeraas boobu may wax poosu sénégalais yi fàttewuñu ko ci naka dëgg la am na loo xam ne yaa ngi koy fayeeku weer dinañ la ko bàyyil waaye liñ ciy jaay dañ koy yokk muy essence dañ koy yokk muy douane ak lépp loo jënd mu tasaaroo ci njëg yi dañ koy yokk muy électricité dañ koy yokk li lay deseel daal di néew loolooy ajustement structurel ci loolu la ñu ne 2020 nag di dikk loolu kenn du ci génn na leer sénégalais yépp ne ajustement structurel bi dinañ ci nekk dinañ ci toog 2 ba 3 at xëy na sax lu ko ëpp ndax dama gisagut man ci ni ñuy doxalee loo xam ne mën na indi koom bi mën a indi ñu bay ajustement structurel mooy seeraas bi ma leen di wax dinañ ko dund ci wàllum jàng éducation dinañ ko dund ci wàllum santé ndax nag seeraas boobu dëgg la am na wàll boo xam ne ñun ñoo ko moom suñu poos wax naa ko sànq waaye am na wàll boo xam ne état moo ko moom nee nañu 3,6% déficit public dañ koy wàññi ba indi ko ci 3% ci naka ci seeraas ak yokk impôt loolu tam bokk ci liy wàññeeku ci ñun ak ci entreprise yi boo leen sonnalee ñu daal di tëj boo tëjee entreprise chômage bi gën a yokk ñu daal di dàqaate loolu daal laa gis ne dinañ ko fi dund bu fekkee ne des nañu ci nii ñuy doxalee jàpp ne politique moo war a jiital lu ne doxal politique boo xam ne ñi ka nekk ñi ca yëngatu seeni njëriñu bopp la ñuy dox seeni avantage la ñuy jiital ci lu ne loolu nag indi ci ñoom tiitaange moo tax it ñu war a jàpp ne soft dictature dëgg la constitution indi na ko waaye dinañ ko dund dinañ ko jëf ba ca manifestation xale yi vendredi 13 nga organiser sa manifestation lépp tegu ci yoon vendredi 20 nga ne noonu laa koy defee ñu ne du fi am loolu fi ñu ko teg te constitution li mu wax leer na da ngay déclarer jëf waaye nag sa responsabilité la ci bu fekkee ne doxul 2020 nag ñu ngi ciy dugg ci yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génne ci alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan yàlla mu sàmm Sénégal ñun ñii ci suñu politique ci ni ñu jàppee war a doxal politique du ñu nangu politique des ñeenti at yi ñëw ku ne di dox politique suba maa ngi dem dialogue national gannaaw suba maa ngi dem dialogue national élection bu amee am na romb na ñu seet tuuti waxtaan ci loolu li nga xam ne lii gis nañu ne teguwul ci yoon jéem a defar waaye nañu nekk ci leneen loola nag ñun dañu jàpp ne mooy attitude citoyenne loolu la ñu nar a jiital attitude citoyenne ci bu ñu gisee loo xam ne du njëriñu Sénégal du njëriñu askanu Sénégal dinañ ko wax attitude de sentinelle suñu plainte pétrole bii dinañ ko topp ba doyen des juges nangu ko duggal ci mbir mi ñu topp ko ndax loolu rek moo mën a indi ñu xam li ci am dëgg li ci des yépp yëfu tàppale la am na itam projet boo xam ne ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax ndax metti na ci ñun ñuy gis sañuy doom yi di dugg ay gaal di diig ci biir géej dem nañu Italie waxtaan ak patronat ba fa ne ak seeni entreprise am na yoon boo xam ne ñu ngi ciy xalaat te nangul nañu ko
war a jël entreprise ca foofa foo xam ne fii sénégalais ñoo nga fan di fa liggéey indi leen fii ci Sénégal ñu ñëwaale ak ñi fay liggéey am itam ñoo xam ne dinañ fi am liggéey ndax nag ku dugg gaal naan Barça ba Barzak naa àgg Europe ba ma des ca ndox ma ah xanaa boog bu ñu la joxee liggéey nga toog mën a dundal kër mën a dimbale sa mbokk bu boobaa di nga taamu war fi toog attitude citoyenne bi itam ñu ngi ci duñ ko bàyyi mooy formation des femmes dinañ ca des ñu ngi oote ci suñu parti fépp foo xam ne activité citoyenne am na fa nang ca bokk jéem a amal njëriñ sa waa koñ sa waa gox sa waa dëkk 2020 nag 2020 mi ngi door ak CFA bu bees daanaka foofu laay daanale CFA bu bees ndax génn guñu ci CFA bu bees ndax mi ngi jëm ca ECO waaye li am dafa am solo lool ndax ñeent fukki at ak juróom benn dara soppeewu ci yoon te xale yi xeex nañ ko li ci ëpp ci xale yi la jógee ñoo toog ne léegi dañu soxla dignité da ngeen seet ci àdduna bi xew-xew yi fi am lu bari mi ngi wekku ci dama bëgg ñu nangu ne wax sañ naa am jom am fayda c'est une victoire de la dignité une victoire de la jeunesse une victoire de dignité waaye am na lu des ndax France moom génn na ci CFA génn na ci takk 46 ans ñeent fukki at ak juróom benn man nag mi ciy gis yaakaar ci naka suñu xale yi bés dina ñëw dignité bii nga xam ne ñu ci oote ñu ngi koy laajte dinañ ko sañ a laaj dirigeant politique yi ñuy fal baa ñu leen di jiite wasalaam jërë ngeen jëf. dàbb seen bànneex Dakar Buzz di def kenn kàttanam ngir gën leen yombalal seen accès ci suñuy programme lu bees tàkk léegi mën ngeen am seen application Dakar Buzz sur Play Store waaw keñ jëlal sa téléphone dugg Play Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer léegi coono jeex na nga dal di am sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone di am rekk bépp information boo soxla ci lu ñeel politique société people faits divers ak i ay entretien yu mucc ayib yow mu des dawal gaaw télécharger ji sa application Dakar Buzz sur Play Store.